sa xalaat ci li nga xamante ne moom mooy résultat yi nga xamante ne am nañ ko ren waaye itam jotoon nañ ko am daaw ci mbas mi ba mu dikkee bett ñu xale yi toogoon 8 mois jànguñu mu nekkoon li nga xamante ne ñëpp tiitoon nañ ci wàllum examen yi ma ñu gis ne résultat yu daaw yi ñu gën a baax yu ren yi ñu bëggoon am sa avis ak sa xalaat ci boobule question. Merci beaucoup jërëjëf Germaine. nga may ma rek balaa may ñëw sa tontu ma jaajëfal waa COSYDEP ak antenne régionale yi nga xam ne ñu ngi ci 14 régions yi di gërëm nag ñoom ñëpp nag ci bàyyi bi ñu ma bàyyi ma ñëw teewal leen fi di ko teg ci loxo suñu directeur exécutif national monsieur Cheikh Mbow di la ñaan tamit balaa may ñëw ci loolu may féliciter ñëpp ñi nga xam ne rek am nañu ndam ci examen yi waa baccalauréat waa CFEE entrée en 6e mais anticiper sax ci brevet bi nga xam ni war na mën a génn ci kanam wala demee au plus tard incha allah ma leen di féliciter bu baax mais di féliciter également jàngalekat yi ñoom ñi nga xam ni képp koo xamante sa élève mi ngi bëgg a def examen rek yow yaa ngi def examen jàngalekat ay élèves am bu ñu nekkee ci examen rek ñoom ñi ngi ci examen kon ñoom également ma leen di féliciter bu baax a baax di encourager nag ñi nga xamante ni si ni yàlla dafa def jàlluñu xam naa beneen yoon incha allah lay baax. su ma dellu si waatee ci sa laaj ma lay wax ni la da nga ma laaj bac bi daaw ak bu ren ma lay wax ni bagu ren bi moom mbir mi dafa dellu fam newoon mooy fan 10 ans yi yëpp mën nañu wax ni toujours bac bi day at mi c'est entre 40-60%. entrée en 6e sax ma ci ñëwee tamit 50% jëm 60 brevet pareil loolu moo fi newoon kon loolu moo fi amoon yàgg na. boo gisee daaw tamit wax dëgg neex yàlla examen yi demee ni mu demee ci sunu jàngat ñun waa COSYDEP dañu gis ni daaw mbas mi dafa ñëw bettuñu te lu ñëw tamit ak ni ñu koy tertoo bi mu ñëwee aussi ñu wax ni jàngalekat yi parents d'élèves yi gouvernement ñëpp àndandoo def benn say ñu nañ leen seen naka la ñuy càmbare mbir mi pour xale yi au moins mën a def examen ci kaw loolu la ñu réduire d'abord les effectifs pléthoriques léegi 20 moo doon nekk ci classe yi yeneen classe yi jànguñu 20 yooyu jàngalkat yëpp ñoo leen di sotti ñëw ku ne def ci sa pàcc yamul foofu bu ñibbee kër ga parents yi sot communauté bi nekk ci kon ñëpp jàpp ci pour élèves yi jàll parce que mbas moo ñu jaaxaloon ñu xaw sax wàññi affaire yi maanaam li ñu leen daan jox parce que li jàng bi àggu fa kon ñu jox leen lu yam loolu lépp nekk ay pàcc yoo xam ne tax na mu yomboon daaw mu amoon distanciation ci biir classe yi moo taxoon ñu jël 20 du ma ci dellu siwaat kon loolu taxoon na daaw examen yi wax dëgg yàlla mu tane woon te tane bi sax des na parce que tant que demuñu 80% nga xam ne moom moo war a nekk norme yi kon des na kon ñu wax ne loolu moom lu fi jaaroon la rek mais doo xam ni moo fi war a nekk amoon fi toujours mooy examen moom Sénégal depuis 10 ans toujours foofu lay toll. toujours même résultat yi toujours même résultat yi kon la woon dafa dellu si rek. kon bu ñu toppee ce raisonnement ak ni ngay xalaatee mun nañu wax ni que tey jii nii daaw li ci ñëpp jàppoon. bokkoon na ci li tax. résultat yi gënoon a yëkkatiwu kon est-ce que jotul. ñu gën a mun a xoolaat li nga xamante ne moom mooy système éducatif bi. ngir gën a mun a jàppale suñu élèves yi waaye itam jot nañu seetlu ne que lu mu métti ci année bi. am na ay lycée macha allah yi nga xamante ne démarqué wu nañ ci def nañ ci sax seen record yu ci mel ni Prytanée militaire ndax am nañ li nga xamante ne moom mooy 68 ñi jàlloon te 55 mentions la ñu jot a am kon ñooñu tam fa excellence nekkoon mu ngi fa ba tey yaakaar naa c'est à saluer à féliciter comme lycée Mbacké Mariama Ba donc tey jii nii il est temps peut-être que système éducatif sénégalais bi gën a réviser waat li nga xamante ne moom mooy priorité wam ci wàllum cours yi nga xamante ne moom lay dispenser élèves yi ngir ñu gën a mun si yëg seen bopp mais comme ni nga ko waxee sànq ñu ngi dem ci BFM bi résultat yi génnagul ñu ngi commencé lundi 9 am nañ benn vidéo bu élément bi yembee ñu seetaan ko dellu si waat ci plateau bi. C'est un peu facile. On a fait l'examen composition française. Après on va faire TSU et dictée. déedéet ñi ngi vraiment ñi ngi sant yàlla bu baax
taw bi dëgg la amoon na mais yàlla def na taw bi jeex avant que équipe bi épreuve bi di commencer donc à 7 heures déjà xale yëpp ñu ngi ci centre bi et puis dugg nañ ci saal yi démarré nañ vraiment taw bi daal indiwul benn jaaxa-jaaxa sant yàlla nag waaw vraiment sant yàlla lool ci loolu quoi par rapport maintenant ci dispositif sanitaire bi vraiment lépp loo xamante ni aajo na ak kiiraay daf nañu ko parce que IA Dakar joxe na ay masques soo demee ci centre yëpp chaque élève am na chaque candidat am na masque dans chaque salle am na une bouteille de gel et devant chaque centre teg nañ ci ay lave-mains ak ay savon te loolu appui la bu ñu IA Dakar joxe quoi. juróom-ñetti centre la ñu am fukki jury ak juróom-ñett. combien de candidats? 3896 candidats man donc boo ko ci olof bi nag day xaw a métti quoi waaw mais nous avons 3896 candidats te bi ñu paree ñu xayma suñu statistique si 3896 yooyu 25 rek moo ci absent 25 ñoo ci absent pour le moment daal fi ñu toll nii ñu ngi sant yàlla daal alhamdulilah ñu ngi sant yàlla quoi. allez Fati Beydi Touré. Fati Beydi Touré chargé des examens et concours IF Grand Dakar. Les épreuves aujourd'hui étaient un peu faciles. mi ngi noonu kon nag di leen encourager bu baax a baax mais dañuy delluwaat ci biir waxtaan bi parce que comme résultat yi génnagul. xam naa ne ñoo ngi toog seen fit toogul seen waajur yi tamit seen fit toogul rawatina. jàngalekat gi yéen a ngi waxtaanee lu am solo sànq mooy mbirum tenue yi ñuy sol. wala sax li ñu gis ci li nga énuméré fii. mooy ce sont les lycées ou les collèges yoo xamante ni dafa ànd ak internat. est-ce que tey pour que jàng mi dox il faut que ñu jublu ci système éducatif où on interne les élèves parce que peut-être que en se réveillant dañuy am benn ligne de conduite boo xamante ni duñu tàqaliko ak jàng mi professeurs yi dañuy nekk sur place élèves yi dañuy nekk sur place te dañ leen di mën a gën a tàggat ci li nga xamante ni moom moo di wàllum jàngale gi te nag aussi il faut qu'on mette dans nos programmes là suñu maam yu baax yi bu ko defee nit ñi xam ne lii mooy sa yëfi bopp mu neex a jàng. toujours est-il madame Amy Sarr Sylla tey jii nii comme ni mu ko waxee Asma Khadija BFM bi mu ngi nekk en cours jot nañu déglu élément bi dinañ bàyyi laata fii ak ay fan suñu prochaine rubrique ñëwaat si ki mën a jot résultat di leen souhaiter itam excellente chance ñoom ñëpp ñi nekk ci biir Sénégal bi waaye bu ñu duggee ci cœur de sujet bi li nga xamante ne moom mooy polémique bi autour de l'uniformisation maanaam tey jii nii gis nañ ne bëgg nañu appliquer li nga xamante ne moom mooy képp kuy nekk école publique wala privée ci Sénégal nga daal di mun a am tenue xayma bi nekk autour de 10 milliards tey jii nii ban position le COSYDEP adopté ci wàllum uniformisation boobu est-ce que nekk na tey jii nii li nga xamante ne moom la éducation nationale ci jamono bu ñu toll nii bu mbas bi nekkee fii ak yeneen yi ni mel nekk na suñu priorité wala war na doon benn priorité. ma lay remercier encore Germaine di souhaiter xale yooyu bonne chance examen yi BFM yi pourcentage bi ëpp baax lool moom la ñuy ñaan di wax ni damay dellu si waat rek ci engagement de la communauté tout rek parce que boo gisee 20 élèves maître enseignant bu ne di nga mën a topp benn élève Prytanée militaire Mariama Ba excellence de Diourbel ay école d'excellence lañu les effectifs ne sont pas pléthoriques ba pare ay xale yu ñuy saytu la communauté mën nañu wax ni communauté bi yëpp dañ leen jàppale interne leen kon xam nga foofu rek équité amul dañuy xalaat ñi nga xam ne ñu ngi Blaise Diagne pourtant ay xale lañu comme ñoom ñu xalaat ñu nekk Seydou Nour et autres pour dire que ni internat boobu ngeen di wax am na solo mais est-ce que Sénégal mun na ko def pour toutes les écoles voilà mais il faut ñu xam ni excellence moom excellence la yooyu école boo leen xoolee est-ce que am nañu mérite ak yeneen écoles yi loolu est-ce que c'est une question très bien voilà ci wàllum équité boobu toujours la ñuy des parce que ministère de l'éducation ñoom équité c'est-à-dire ñëpp booloo bokk doon benn la ñuy woote kon yow yaa ngi jot firnde léegi ni que équité déjà amul ci wàllum yenn écoles yi ba mun nga wëyal rek mais li nga xamante ni moom mooy tey jii nii avis wu COSYDEP ci wàllum uniformisation boobu lan nga ñu si mën a wax. waaw encore une fois merci di ñëw nag ci li nga xam ni moo tax ñu jóg muy uniformisation yooyu. ñun COSYDEP nekkuñu pour contre wala nangu wala dàq ñun COSYDEP dañ ni am nañu ay priorité am nañu pertinence am nañu durabilité suñu sañoon. li nga xamante ni si moom la ministère yëkkati ak le gouvernement sénégalais mu am feneen fu ñu ko orienté. maanaam dafa am ay priorité yooyu sax naam te ni mi ngi ci biir mais dafa ñun dañuy wax ne am na loo xam ne moo jiitu
li jiitu tey dañ ciy jël Covid mbas mi. mais programme bi ñu dégguñu benn yoon ñu wax ci mbas. pourtant mbas mi moo am solo mbas mi moo fi nekk te dañu gis ni ñu ngi faagaagal nag xale yi. mbas mi ngi faagaagal xale yi. bu njëkk mag ñi rek la woon mais tey xale yi la. dugg na bu baax ci xale yi. mais ñun suñu école yi nag dañu bëggoon ñu aar ko mooy suñu priorité. très bien aar ko si naka aar ko ci hygiène. ci naka ci ndox. ci naka ci kaaraange xale yi. ñun dugg nañ ci école yi parce que nag COSYDEP moom lu mu wax rek daf ko xool dem ba ci biir gis ko. am na école yoo xam ne amuñu ndox te ñu Covid bi buggul salté. loolu yàgg na fi sax nag. te loolu daf fi yàgg. fii ci biir Dakar abri provisoire yaa ngi fi. mais naka ngay sole tenue abri provisoire yi ne fi école bi amul ndox. école bi amul kaaraange amul toilette. ñu yaakaar ni ñun lépp li nga xamante ne si mooy priorité rek mbas mi lay doon d'abord xale yi jàng ci xel mu dal am distance effectif réduit nga xam ne macha allah tubaar fakal la du ñu am benn problème. loolu moo tax COSYDEP ni su sañoon. priorité la ñuy jax la ñuy doxal. ndax tey boo yoree sa xaar dem marché. da ngay xool lan ngay jënd booy togg sa ceeb. boo amul lépp mu mët. da ngay xool li jiitu. ñun tey foofu lañ ko gis contre ñu bañuñu mais dañu bëgg ñu orienté ko feneen priorité am. priorité dafa am école dañu war a gis ngeen daaw 20 élèves pour chaque classe. kon effectif yi dañu pléthorique bu ñu ko wàññi woon. toilette yi li ma waxoon du ma ci dellu siwaat ñu mën ñu tal xale yi ba pare doog a wax leneen suñu sañoon ñun COSYDEP ci loolu la ñuy def priorité. mais dafa mel ni yoon tey jii waa COSYDEP doo leen lëkkaloo ak li nga xamante ne moom mooy ministère de l'éducation nationale ndax bu ñu sukkandikoo si li nga xamante ne moom la ministre bi wax ban xalaat nga si mën a indi lan la si COSYDEP xalaat tey jii ci déclaration bi nga xamante ne ministre bi justifié na ko ci li nga xamante ne moom mooy 10 milliards yooyu ñu war a débourser. xam nga COSYDEP lépp lu muy def rek balaa koy génnee da ciy waxtaane autorités yi. bi lii taxawee balaa ñuy def dara suñu directeur exécutif dafa woo la ministre wax ak moom bien que ministre dafa daan def approche inclusive ñëpp taxaw waxtaan bi yoon defu ko mais ñun dañu dem vers moom waxtaan moom tënk ko mais terewul bu ñu déglu affaire bi demul ci la ñu génnee nag di wax li nga xam ne ñun suñuy priorité la suñu sañoon fi mu nekk nii dañuy jël priorité. bien que tenue yi ci priorité la bokk mais tenue amoon na fi. tenue yi les collectivités locales dañ ko yoroon. tenue yi les parents dañ ko yoroon tenue mosu fi ñàkk. au contraire tenue dafa gën a am sax actuellement ci école yi kon kay nañ tabax école yi nañ jënd table banc yu doy n'est-ce pas. loolu daal mooy suñu priorité ñun suñu sañoon wax dëgg neex yàlla priorité lay nekk ñu teg loolu arrêté ko tabax xool mbas mi ni fi mu toll pour vraiment affaire bi jëm kanam mais ñu tegandi. blouse yi nga xam ne amoon na fi démb ak bërki démb wax dëgg yàlla blouse du problème. waaw. très bien en tout cas ñi leen jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup xam naa waa régie Mame Sidi tu vas reprendre le train en marche. incha allah bi dafa xaw a gàtt Asma Khadija comme ni mat na ko sax mat na waxtaan gi ngeen séq.